xibaar yi ci RFM. benn waxtu daj na fépp ci biir réew mi bisimila ci xibaar yi digg njolloor gi asalaamaaleykum. Papa Ngagne Ndiaye. li ci gën a fës coow la woon ca Tobène tey jii la ñu koy àtte ca tribunal bu Thiès ñaar fukki nit ak benn lañu cey déglu bokk na ci ñetti chef de village ICS la ñu joteel. génnam bu njëkk ca ba mu tekkee ndombol tànkam ci mbootaayu magistrat yu Sénégal du UMS maître Ousmane Kane ma nga koy seq ak taskatu xibaar yi ca tribunal bu Kaolack. li wër bi Thierno Alassane Sall génne ak mbóot yamu ca sulli député Abdou Mbow bokk ci APR ñaawlu na ko teg ci ne du cëram waroon na ko jombale boppam ndax ministre la fi woon. wotey local yi ñu dëgmal Babacar Fall bokk ci GRADEC ne dañu ko war a dandal ndax lépp dafa yembul ponk yi dañ ci daal di boole xibaar yi bitim réew ak Georges Déthié Diop. Georges maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye daañu dem ba ca Mali gannaaw coup d'état militaire ba fa am ñu jëlee Ibrahima Boubacar Keïta ci bopp réew ma. waa M5 RFP di organiser ab rassemblement bu mag tey ca Bamako ca place de l'indépendance démb militaires ya libéré nañ ñaar ci fukk ak juróom-ñeent civil ak militaires yi nga xamante ne dañ leen teggoon loxo mu nekk ministre de l'économie et des finances ak benn chargé de mission ca présidence ca Guinée moom ñaareelu candidat bi jógee ca kujje ga déclaré wu na mu di bu Abdoul Kabele Camara nekkoon fi ministre de la défense ak ministre de la sécurité bu Alpha Condé candidat la ci élection présidentielle bu weeru octobre gi ñu dëgmal. Diop Nestor nga dellu si yaatalal ñu xibaar yi aju ci wàllu bitim réew xibaar yi tàggat yaram Soda Thiam lañ ci àndal Soda maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye di la nuyu ak mboolem kuy déglu rajo Futur Média. ana li gën a fës ci xibaar yi tàggat yaram yi. dañu waxtaanee wàllum football ak final Ligue Europa bi nga xamante ni ki tey ji ci ngoon moo war a dox ci diggante FC Séville ak Inter Milan dañu dellu si waa sax ci kàdduk ñaari entraîneur yooyu la lu soxal itam wàllum final Ligue des champions gi war a am ni ki dimanche arrêté préfectoral bi nga xamante ni moom moo doom aaye ñu sol maillot Paris Saint-Germain ca Marseille loolee nag ni ki tey ji ci aljuma ji préfecture bu police bi daal dina ci dellu ginnaaw daañu waxtaanee itam wàllum basketball ak teelu jongante équipe yi ci wàllum play-off. jërëjëf Soda kon daje ci kanam lay doon ci digg xibaar yi digg njolloor gi lay doon incha allah lu aju ci Coro News di xibaar yi mbas mi Kumba Sanjaan Faye lañ ci àndal yéen kaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye gis-gis tey ñuy waxtaanee dogal yi mbootaayu réew yi Afrique yi tënku ci CEDEAO jël ca la xew ca Mali loole lañ koy jagleel foofee la ñuy tàggoo ak yéen mbokk yi. Papa Ngagne Ndiaye. ni ñu ko waxee mbokk yi ci boppu xibaar yi dañu koy daal di tàmbalee ca Thiès lu aju nag ci coow li nga xam ne moo fi doxoon ca diggante Tobène ak ICS ñu nga koy atte ca tribunal bu Thiès la atte ba fukki nit ak benn lañ ci war a atte ci ñooñu bokk na ci ñett ñoo xam ne ay chef de village lañu dañu fekk suñu naataangoo ba fa nekk di Cheikh Anta Diop. waaw Pape Ngagne ñu ngi ko waxee dëgg la daanaka ñaar fukki nit ak benn nag ñoom ñoo nekk ci jàkkaarloog ki nga xamante ne moom mooy juge bi juróom benn ñoo xamante ne amoon nañ liberté provisoire waaye ne am na ñetti chef de village yu nekk Tobène ñoom it woo nañ leen ci baar bi ngir nag li leen doon toppee procureur bi nag bi mu jëlee kàddu nag dafa leen dal bu baax ndaxte ñi nga xamante ne ñoom la ñu taxal bi ñu ñëwee ci baar bi ñëpp daanaka dañoo weddi nee nañ daal ñoom laaluñu benn takk der gaañuñu kenn waaye nag procureur bi Ngom moom dafa wax ne rapport yi ñuy jot ñoom dañoo dóor ay takk der de sax deret tuur na si nee na sax ki nga xamante ne moom mooy chef yu brigade bu Mboro moom dañu koo gaañ ba deretam tuur daanaka mu am benn certificat médical ñaar fukki fan ak juróom loole nag tax na nag ndaw ñi ne nee na daanaka askan wi ñëpp génnoon bi takk der yi ñëwee doon leen sànni ay xeer loolu nag moo tax ne procureur bi mu ne nag li nga xamante ne moom la waa ICS doo daan def woo leen ci waxtaan defe naa ne bu ñu ko defoon xañ na mbir mi doo ak si fii waaye nag dañoo nekk ñoo xamante ne ay mag ñoo xamante ne dañoo ànd ak xale yi te jëfewuñu ak seen xel loolu daal li leen procureur bi wax waaye nag ci mujjantal gi daal procureur gi dafa sàkk daal nee na mi ngi bàyyi nag mbir mi ci loxoy juge bi pour ñu def lu ñuy wax nag peine d'apaisement maanaam peine d'apaisement bu ñu ko déggee xañ na maanaam ñu yolomal mbir yi xañ na ñu may leen sursis wala leneen waaye daal gis nañu daal gouverneur ki nga xamante ne moom mooy procureur bi ni mu waxee daal wax na ne xale yi ñoo tooñ ñoo nekkul ci dëgg waaye bu ñu jiitaloon waxtaan xëy na du mbir mi du agsi fii moom daal nee na daal dal ak jàmm la bëgg ba tax ne daal mi ngi sàkku ci juge bi daal mu def benn peine li nga xamante ne avertissement lay doon waaye nag avocat yi
Cheikh Anta am nañ jafe-jafe ak moom ci jokko bi doon na am solo lool ñu wéyal. maître ay maître yu bëri ay avocat yu bëri ñëw nañu ñoom nag ngir nag taxaw nag ndaw ñi gis nañ sax Guy Marius Sagna moom bi ngi ci salle bi ak ay association des jeunes juristes ñëpp ñu ngi fi moo wane daal procès bi bu mag la ndaxte booy xool tribunal bi yëpp dañ ko wërale ay takk der daanaka ñi nga xamante ne ñoo jógee Tobène ak yeneen dëkk meewaan ak yooyu daanaka dañ leen jañax ba ca boor yi maire ba ñu taxaw foofu kon daal li ñu ci mën a jàpp mooy avocat yi dama ne jamono yi daal ñi ngi wax ne lépp loo xam ne chef d'accusation yi ñuy teg gune yi nañ leen ko teggi ndaxte seen yoon la ñu nekk ndaxte ñoo moom seen i suuf kon nag suuf mënuñu koo ñëw rek jël ko ci noonu nag xale yi daal di waaye nag am na kenn koo xamante ne moom mooy Cheikh Anta jafe-jafe dellu na am ci jokko bi kon ñu jox la daje jombul xam naa ni ci yeneen jotaayu xibaar lay doon ñu dem ca gannaaw tribunal bu Thiès ñu dem ca tribunal bu Kaolack fekki fa maître Ousmane Kane moom nag dañu ko tuumal ni daal dafa am ay lu xóor yoo xam ni def na ko ci wàllu liggéeyam ci wàllu magistrature loolu nag ñi ngi ko tuumal gannaaw bi nga xamee ni tekki na ndombol tànkam ci UMS ak joxar bi yamu leen joxar bi keneen ci ñi di yenn magistrat yi am lu ñu ko tuumal loolu nag la doon ragge deram ba doon ci daje ak taskatu xibaar yi foofa ca tribunal bu Kaolack dañu fay fekki Ibrahima Diame Ibrahima ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Papa Ngagne ñu ngi nii fi nga xamante ne moom mooy cour d'appel bu Kaolack maître Ousmane Kane moomule moom mooy premier président cour d'appel bu Kaolack junj nga ko sànq liñ koy tuumal nag bokk na ci kon ay trafiqué ay dossier maguy ay dossier décision de justice yi nga xam ne nag jaarul yoon loolu la ko kii di Yaya Abdou Dia di koy accusé moom nag tàmbali na conférence de presse janook taskatu xibaar yi depuis sànq di mu njëkk def nag moo di weddi bépp tuuma bu nga xamante ni dégg nañ ko ci ndodam mu ngi toog ak ki nga xam ne ci loxol ndeyjooram kii di procureur général ci loxol càmmooñam huissier de justice moo fa nekk dossier bi mu njëkk laal nag moo di bu jëm ci wàllu ci affaire Oumar Gaye miñ ne dañ ko accusé woon dañ ko jugé woon ba pare tëj ko ci ngiru dundam moom mu daal di ko bàyyi waaye moom bi ñu ko dégloo moom juge Ousmane Kane nee na infraction bi nga xam ne moom la waa jooju def di Oumar Gaye amul Sénégal ñu ne ko amul Sénégal mooy lan mu ne en tout cas xool nañ ba xool waaye loi Sénégal amu ci prévoir ko donc looloo tax mu daal di jël ay responsabilités kon libéré ko waaye ki nga xam ne moom moo di Lamine Sène beneen affaire bi nga xamante ne bokk na ci accusation yi nekk ci dossier bi ci la nekk jamono jile donc en tout cas bi mu njëkkee jël parole dafa daal di wedd bépp tuuma bu nga xamante ne moom naataangoom boobu di Yaya Abdou Dia moo ko koy teg ci ndodam fi mu toll nii conférence de presse bi mu ngi wéy dossier par dossier lay génne kon ci table bi di expliquer di weddi di indi ay argument kon di weddi bépp tuuma boo xamante ne naataangoom boobu moo koy teg ci ndodam. jërëjëf Ibrahima Diame xam naa ni di nga dikk ak ñun ci bu fekkente ni jano bi am na lu ca gën a tukkee lu gën a yaatu nga dikk ci ak ñun ci xibaar yi di toftalu ci xibaar yi diggu njolloor gi. ak RFM kumpa jeex na. dañuy dellu soit fii ci Ndakaaru wax ci protocole bu Élysée confidence d'un ancien ministre sénégalais muy déyoo ba amoon ci Élysée ndénkaane yi nga xam ni jëwriñ bu ñu dénkoon pétrole ci Sénégal am na lu mu dénkaane yu mu ci def loolu nag téere boobu Thierno Alassane Sall génne Abdou Mbow di député ci Assemblée nationale amee kàddu gi ci APR dafa jàpp ni lu mënoon a ñàkk la ndax du cëram moom Thierno Alassane Sall ndax nekkoon na fi jëwriñ fii ci biir réew mi Abdou Mbow Ndate Diop moo tataan ay kàddoom. xam nga nit nag moom bu la neexee nga nekk opposant bu la neexee nga opposé wu mais xam nga dafa am responsabilité yoo xam ne boo ko amee ci réew jàpp naa ne dafa am loo xamante ni li tubaab bi wax retenu dafa la war dafa am yoo xam ne bu fekkee waxtaan nga ko ak ñoo seqal liggéey nekk soit say supérieur wala say collègue jàpp naa ne am na yoo xam ne nit daf ko war a demaale bàmmeel loolu lañ tubaab bi wax ñu ne homme d'état parce que nit su fekkee ne dañ la jox baat jox la ay responsabilité ngay jiite bokk ci ñuy jiite réew je pense que am na loo xamante ni war nga mun demaale ko bàmmeel li ci des nag mooy li nga xamante ni moom laa gis ci presse bi man joxuma ko benn solo donc te xam nga ne loo joxul solo mënoo ci wax ju bari parce que jàpp naa ne am na loo xamante ni bu fekkee ne par exemple naam seq nga ko sax ay doomu aadama wax ko sax tax na vraiment dootuñu ko jox solo si nga xamante ni waroon na ko am.
mu nekkoon Abdou Mbow. ñu des ba tey ci xibaar yi digg njoloor gi ak rajo Futur Média dem ca Passy ak lu jëm ci wàllu mbënd mi mu inondation ya fa am yàgg na fa te boobaak léegi saafara amu ci secrétaire municipal ba nag mi ngi sàkku ci état mu jàppale leen ci Mamadou Thiam lay wuyoo gis na ni nag war nañ leen cee gaawee ndimbal ndax jafe-jafe yi bari na fa lool ay kàddoom Aminata Goudiaby moo ko indi. ba léegi nii xal la Passy lu ñu jaaxal la depuis 8 ans juróom-ñetti at ñu ngi dund lu nu mel phénomène boobu population bi sonn nañ coono goo xam ne kenn mënu la ko wax bon autorité locale yi wax nañ yuuxu nañ coow nañ def nañ lu nekk fuñ mu yaakaar dem nañ fa mais ba léegi nii phénomène bi daal dafa gën a empirer fi mu nekk nii. Vous savez que ça pour éradiquer définitivement ce phénomène ça demande c'est de gros investissements que ça demande waaw jaaxal nañu y a 2 quartiers y a le quartier Escale ren moo am loo musta am yàlla quartier Léona moom moo gën ñoo gën a sonn te Léona benn zone la boo xam ne vraiment li ñuy dund noonu juróom-ñetti at ñu ngi koy dund ñu ngi ci biir ndox mi nee nañ ndox baax na gaaw mais dund si biir ndox moom wax dëgg yàlla kenn bëggul ko. kaddu yooyu moom Mamadou Thiam mi ngi ko yëkkati ci ndaje mu ñu doon amal ca Fatick doon waxtaanee naka la ñuy def ba inondation yi muy mbënd bi mën faa jóge ci la yëkkati yooyu kàddoom ñu dellu si ci Ndakaaru wax ci wàllu mbas mi ak directeur bu prévention dikk na ak ñun ci tolluwaayu mbas mi ni ki tey ji ci junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak benn test yi ñu jot a def téeméer ak fanweer ñoo ci positif ci ñooñu positif am nañ ci juróom fukk ak juróomi cas contact mooy ñi nga xam ne ñu ngi am feebar bi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci juróom fukk ak juróomi cas contact mooy ñi nga xam ne ñu ngi am doomu jàngoro ji fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore feebar bi am nañ ci ñaari cas importé kenn kii mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass keneen kii ñu ngi ko nemmeeku fële ci commune bu Diofior am nañ ci juróom-ñaar fukk ak ñett cas ñi nga xam ne mooy cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu ku leen ko wàll ci ñooñu nag seen lim nii la tëddee Ziguinchor am na juróom-ñeent Mbour am na juróom-ñaar Kaolack am na juróom-benn Bignona am na ñeent Kolda am ci ñeent Kédougou am ñett Mékhé am ñett Tivaouane am ci ñett Bounkiling ñaar la am Fann ñaar Nord Foire ñaar Richard Toll ñaar la am Sacré-Cœur ñaar Saraya am ñaar Thiès am na ñaar Touba am ci ñaar Yoff am ci ñaar Almadi am benn Diourbel am benn Fatick am benn Foundiougne benn la am Gibraltar benn Guédiawaye benn Joal am benn Xombol benn la am Kër Massar benn Louga benn Mariste am benn Mbacké benn Pikine benn Rufisque benn Sédhiou benn et Vélingara benn téeméer ak fukk ak juróom si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak juróom-ñett ñu nga ci réanimation benn malade ñàkk bakkanam bésu démb alxamis ñaar fukki fan ci weeru août bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak ñaar ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom-ñetti junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom wér nañu ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak benn ci hôpital yi wala ci loxo docteur yi. docteur Mamadou Ndiaye jërëjëf dañu dem ca Casamance foofu lu toll ci ñaari junni ci ay kër daanaka jàppale nañu leen ndax ñi nga xam ne ci wàllu mbéy mi la ñuy dund foofa taxawu nañu leen ñi leen taxawu nag di ñi nga xam ni seen yitte mooy fexe ba di jàppale képp koo xam ni da ngay yëngu ci wàllu mbéy te itam am ci ay jafe-jafe te nekk ca Casamance moom mooy ñoom ñoo leen di jàppale googu nag dafa yemoo ak ñoom ñu soxla ko ndax jamonoy mbas mi daanaka ñu bari ñi nekk foofa tey liggéey ci tool yi am nañu jafe-jafe bu am solo ci seen wàllu liggéey ndimbal li ñu leen jox nag gis nañu ne am na solo te dina leen xittali Lamine Ba lañ ci àndal ci leeral yi. ñaari junni doomu aadama yi nga xam ne jot nañu ndimbal bi tukkee ci agence nationale de relance des activités économiques et sociales en Casamance ay wuy daw làkku lañu yi nga xam ne jamono ji loru nañ ci li nga xam ne moo di crise bi di coronavirus li nga xam ne nag moo di mbéy mi daanaka amuñ ci lu bëri ba tax na ANRAC gis ne war nañ leen jébal xeetu ndimbal boobee ngir ñu mën a amal seen i mbéy Ansou Sané moom mooy njiital ANRAC. ñuy tànn leen nag ci communes yi nga xam ne population yi dañoo tàmbali dellu si seen dëkkuwaay wala dañoo fas yéene dellu ci dëkkuwaay yooyu donc mooy ndimbal boo xamante ne bu
am solo la bi nga xamante ne ñu def nañ ko ci diggante bi nga xamante ne nit ñi tàmbali nañu li nga xam ne mooy mbay ci tool yi ak mbay ci àll bi ñu jàpp ne kon ndimbal boobu donc yegsi na ci waxtu bi nga xamante ne population yi yiteew nañ ko te aajoo nañ ko te jàpp nañ ne incha allah dina leen mën a jëriñ ci lu bëri ci li nga xam ne moom mooy seen yëngu-yëngu. ndimbal boobee nga xam ne nag ànd ak jébbal na ko way daw làkku yi nga xam ne jamono ji ñoo ngi ñibbi si seen diwaan yi rafetlu nañu bu baax a baax li nga xam ne nag jot nañ ko Jean-Pierre Gomis moom mooy njiital collectif des villages de déplacés de la région de Ziguinchor. ndimbal bi dina jàppale en tout cas population yi parce que vous savez c'est-à-dire que surface yi ñu bëggoon def peut-être que du ñu am chance def surface yooyu mais je pense qu'avec l'appui de ces engrais là dina permettre population yi au moins rendement yi ñu am ñu mën a am en tout cas d'une importance capitale donc je pense que en tout cas ndimbal bi c'est quelque chose yoo xam ne les populations attendaient et je pense que l'ANRAC en tout cas qui a compris en tout cas a répondu favorablement à ci ñu bëggoon. jamono ji nag way daw làkku yi nga xam ne ñoo ngi toogoon fii ci Ziguinchor tàmbali di ñuy bis bëri na bu baax a baax ba tax nañu jàpp ne jot na nag nguur gi bàyyi leen xel bu baax a baax ci li jëm ci wàllu ndimbal bi nga xam ne war nañ ko jot Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Lamine Ba dañuy des ak yow ba tey ndax directeur général bu agence boobu di dimbali njaboot yooyu foofa ca Casamance moom li mu bëgg sax mooy Casamance ci boppam ñu def ko zone économique ndax loolu su amee dana tax ba lépp loo xam ni yéene la ci wàllu koom gën faa mën a suqaliku dañuy déglu ay kàddoom Ansou Sané lay wuyoo Lamine Ba moo ko indi. waaw loolu jàpp nañ ne lu am solo parce que tey toll nañu foo xamante ne contexte sécuritaire Casamance am na ay avancées yu am solo donc dal am nañ tamit ay mesures yoo xamante ne def nañ ko pour suqali mbirum tourisme bi donc ñu jàpp ne tey loolu war nañ ko mën a dooleel donc ci benn politique boo xamante ne war nañ ko mën a lal pour fexe ba nit ñi attirer investissement privé ci Casamance fexe ba usines yi mën a installé wu fii pour que ñu mën a transformer produit Casamance yi pour que ñu mën a créer li nga xamante ne moom mooy emploi xam ngeen ne bu yàgg Casamance fii amoon na usines yi am doole yoo xamante ne sampoon nañ ko fii ci wàllum transformation bi ci wàllum produit halieutique yi donc loolu nag jàpp nañ ne tey war nañ delloo si politique boobu pour que usines yooyu unité industrielle mu dellu siyaat ñu mën a yëngu ci transformation mën a fexe ba créer emploi ci wàllum xëy ndaw yi te mën a fexe tamit ba transformer produits locaux yi Casamance yi. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. watey local yi dañ ko war a dandal loolu mooy gis-gisu Babacar Fall bu GRADEC moom nag moo nekkoon gànnu RFM matin dafa jàpp ni lépp yembul ci wote yooyu nga xam ne ñu ngi ko jàpp ci weeru mars ay kàddoom ñu déglu ko bu fekkee jàppandi na. léegi di nga xool par exemple waxtaan yi ñuy waxtaan tey par exemple ñu ngi wax waxu maire yi naka lañ leen war a fale juboo nañ ci léegi dañ leen di fal au suffrage universel direct mais mbiru adjoint yi ak vice président conseil département loolu jubooguñ ci et cetera mbiru caution bi mbiru parrainage bi est-ce que dañ koy def wala dañ koy bàyyi jubooguñ ci mais loolu yëpp bu fekkee ne naan dafa am ay décisions yu ñu ci jël dina am nu muy impacter maanaam loi électorale bi code bi il faut que mu am ay articles yoo xam ne dinañ ko soppi donc di nga def ay projet de loi yóbbu ko mu dem conseil des ministres ñu adopté ko mu dem assemblée et cetera donc loolu yëpp boo seetee ci wàllu délai man vraiment jàpp naa ne dina jafe parce que audit bi tam bu fekkee nit ñi def nañ ko ba noppi dañu génne ay conclusion dañ ne war lii ak lii moo ci nekk wala recommandation yi la ñu def nañ ko defee nii wala nañ ko def nii pour améliorer ba pare nag nga war a def beneen opération boo xam ne bu am solo mooy révision des listes électorales maanaam ñi bëgg a binduwaat xale yi nga xam ne donc ñu ngi door a am fukki at ak juróom-ñett ak ñi nga xam ne dañu bëgg a soppi seen bërëb bi ñuy voté mais te loolu pour nga mën ko def par exemple ne nit ki 18 ans la war a am révolu à la date des élections il faut que ñu xam date élection yi donc yooyu yëpp ay pour man jàpp naa ne ay contraintes techniques la yoo xam ne nii waxuma ne mënul nekk parce que man encore une fois dama koy wax toujours man je suis pour le respect du calendrier républicain mais à l'impossible tamit nul n'est tenu parce que bu fekkee ne dañu bëgg dem élection rek pour dem élection ci loo xam ne day jur ay pëccëxoo ak contestation conditions yi réunirul pour ñu dem ci ay élection yoo xam ne yu fiable yu crédible pour man jàpp naa ne acteurs yi war nañoo waxtaan ñu xool nu ñu mën a def waxuma peut-être toxalaat ko lu jëm ay at wala yooyu waaye comme jàpp nañu mars ñu xool impact yi nga xam ne par exemple tey waxtaan wi indi na ko ak tardé yi ñu tardé ñu xool même bu dee ñaar wala ñetti weer ñu yokk ko. marché malien lañ leen di demal ca Ndakaaru la nekk gannaaw fitna ya am foofa ca réewu Mali ñoom askan wa nga xam ne nag foofee la ñu fekk baax waaye fii la ñuy dund ñoom am na njàqare li ñuy def mooy ñi ngi sàkku ci CEDEAO ñu gaawe leen bu ko defee nag Mali mën a delluwaat ci jàmm Nafissatou Sylla lañ ci àndal ci reportage. dëgg la man moom franchement moom coup d'état war a am sax moo indi problème bu grande ci Mali. nanguwul benn yoon moom Abdoulaye Doumbouya coup d'état bi am ci réewam doomu Mali bi nag cuub lay jaay fii ci marché Mali nekk ci Dakar Plateau. parce que problème sax moo gën a dis kii passé
loolu li mu ñëw moo gën a dis qui passe parce que soo ko lii coup d'état instant Mali non ñun sax yëpp daa meer parce que coup d'état sax nekkul ci ñun ñu nekk ci étranger sax moo gën a métti ñun fii ki nekkee Mali. njëkk li tax bokk na ci réew mi du ànd ak dal waaye leneen li tamit mooy dina indi ay jafe-jafe ci ñoom li ñuy jaay noonee tamit la ko Mohamed Sidibé daal di xalaatee moom nag sénégalais la waaye foofa lay jaayee. suñu cuub yi Mali lay jógee day ñëw fii ama frontière bi boo fermé day métti ñu quoi. tey la gën a métti kay. day sooxe parce que tey nii même nii fu may waxee yow am na bagage yu nekk si ginnaaw. plus de 200 colis. waa Marseille ñoo ko moom. ñun ñëpp ñoo ko moom parce que benn nit mënul yëkkati oto. mais terrain amul oto bi rek la. léegi bi ñu jàppee frontière bi c'est juste tey nii ñun nit ñi ñu ngi toog. Mohamed Sidibé moom bokk na ci li muy ñaawlu ngir ay naataangooma di beneen problème bu gën a xóot. mooy que nord bi am na problème chaque jour ñu ngi rey nit ñi même ci biir coup d'état bi rebelle yi mun nañu ci jaxasoo dugg Mali rey population bi yëpp benn un coup te alors que à cause de coup d'état bi. commerçant yi nag di doomu Mali yàkkamti nañu loolu réew mi delluwaat am dal la. décision bi kay ñu ngi ñaan yi CEDEAO kay ñu wàññi ak décision bi sinon Mali kay Sénégal amul doole parce que amul président amul ministère du président. comme moom décision bi mu jël aussi xamaguñu loolu si jublu comprendre nga mais xaar benn quelque temps xam ne lan moo ko tax a jóg décision boobu mais sax moom jàmm daal lépp lu dul jàmm moom baaxul Mali problème Afrique moom problème. fi ñu toll nii nag CEDEAO wax na dina yabal ab délégation foofee ca Bamako doomu Mali yi nag yàkkamti loolu ñu jóge ci coow li te itamit di ci CEDEAO di dugal loxoom dina am njariñ te dina wéy. RFM bitim réew. RFM ci xibaar yi bitim réew yi Georges de ci Diop lañ ciy dellu nuyu Georges dañ koy tàmbalee ca Mali am na fa ñu tegoon loxo tolloon ci fukk ak juróom-ñeent daanaka ñaar lañu ci bàyyeegum. mu di Abdoulaye Daffé nekk ministre économie et finance bu gouvernement bi nga xamante ne tas nañ ko ak Saban Mouhamadou chargé de mission ca présidence jege lool IBK RFI xamal ñu ne IBK moom ak premier ministre am bi di Boubou Cissé ba démb ñu ngi woon ca Kati waaye dañ leen garder ci ab villa démb nag dalal nañ ab délégation bu division droit de l'homme bu mission ONU foofu ca Bamako ki ko jiite woon sax moo di njiit la di Guillaume Ngefa démb ba léegi ci ab visioconférence njiitu réewu Afrique sowu-jant yi bokk ca CEDEAO li ñu sakku ci militaires yi moo di ñu delloo IBK ci bopp réew ma maanaam ñu delloo ko ci ay fonctions. foofu la ñu des ba tey ca Mali ndax ñoom ñi nga xam ne ñooy soldats yi ñu ngay wéy nag di sumb ay waxtaan. démb daje nañoo ak parti yi jege IBK parti politique yi nekkee ca majorité ba kuje bi nag mu ngi xaar donte sax militaires yi daje nañoo ak ki nga xamante ne moo di imam Dicko leeral yeeg kenn ki bokk ci comité stratégique bu M5 RFP Mohamed Salia Touré waaye ci lu muy njëkk a addu moo di lan moo waral ndaje mi nga xamante ne ñu ngi koy amal tey ca place de l'indépendance bu Bamako maanaam seeni rassemblement. Le rassemblement d'aujourd'hui c'est pour rendre un vibrant hommage au peuple malien. ndajeb tey bi solo si mooy sargal askan wu Mali ñoom ñooñu nga xam ni sax ay bési ngi nii ànd nañ ci xeex bi laxasaayu ngir la ñu bëggoon am di maanaam Ibrahima Boubacar Keïta ak régime am jóge ca bopp réew ma naam loolu am nañ ko waaye benn la woon rek ci bataay waaye combat bi day wéy li ñu war sax moom mooy gën a laxasaayu ci jamono ji ngir fexe ba réew mi ñu tëggaat ko teg ko ci yoxo yu wóor loolu moom moo tax niki tey ji M5 RFP daal di woo askan wi ngir jaajëfal leen sargal leen ci taxawaay bi nga xam ni taxawaay nañu ko boobu ba léegi wane seen njàmbaar ba li ñu am ko. dinañ ci jaaraale tamit waxaale ak ñii di communauté internationale ndax gis nañ ni ñoo ngi commencé jël ay daan di ko teg ci ndoddu Mali te yooyu yëpp dara taxawu ci ndaje kuje gi moom ci jamono ji mën nañ jàpp ni amagul li am kay mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk der yi daje nañu ak kii di imam Mahmoud Dicko te yaakaar naa ni bu ndaje waree am fan yi ñu jëm loola war naa mën a nekk. Dans les jours à venir ou les heures à venir cette rencontre elle va se faire. Data Diop moo doon tekki kaddu yi ca Mauritanie moom njiitu réew moo woon di ñaawlu niñ ko tegee loxo président Mohamed Ould Abdel Aziz police tegoon ko loxo mu di police su crime économique bañ nag coopéré ak ñi nga xamante ne ñoo di enquêteurs ya li muy ñaawlu moo di niñ ko placé gardaaw yi joxuñ ko benn gëdd loolee ki nga xamle moo di kenn ci awkaam yi doon jànnoog taskatu xibaar yi démb ñu déglu ci wàllu wa maître Mohameden Chedou ci micro Mohamed Diop. قام الأمن باعتقاله هو وتفتيشه بصورة مهينة. takk der yi bi ñu ko jàppee ba pare dañ ko doon fouillé nag ci anam yoo xam ne yu ñàkk teggin la
وساعته ونظاراته. ba noppi nangu passeport am nangu montre am nangu itam ay weeram. في غرفة ضيقة dugal ko ci néeg bu xat salte ba noppi fees dell ak yoo. ولا ماء du ndox mu mu naan du itam ab climatiseur buñ ko taalal. ñu bàyyi ko fu mu toog ba fukki waxtu ak benn ci guddi. 11 doog ko indil ndox ak matelas bu ndaw ak njeganaay ak ab sànke. له ماء وحشية waaye taxul ñu bàyyi ko mu nelaw. ووسادة ndax ba fajar ñu ngi welal ni ci wetam ngir mu bañ a nelaw. ونظم من حوله bi ñu xëyee directeur général bi yoroon wàllu kaaraange réew mi. وإزعاج تواصلت حتى ànd ak fukki nit di waa police judiciaire. في يوم الثلاثاء صباح يوم الثلاثاء ñëw na dañ koy laaj ci anam yu métti yi te itam ay avocaam teewuñu woon tax mu lànk bañ a wax. للأمن الوطني لاستجوابه في غياب محاميه وفي نفس الظروف السيئة المذكورة فرفض الكلام. dañuy dem ca Guinée gannaaw bu ñu jógee foofee ca Gànnaar lu jëm nag ci wote présidentielle yi ñu fa dëgmal am na beneen candidat bu fare ci kujje politique gi bu fël. mu di bu Abdoul Kabele Camara nekkoon ministre de la défense ak ministre de la sécurité bu Alpha Condé. alarba lañ ko investir ci ab convention bi nga xamante ne parti bi di rassemblement des Guinéens pour le développement mu ngi ko doon amal mu di ñaareelu candidature bi tukkee ci opposition bi gi fësagum ci jamono ji te ñu xamle ko gannaaw ay bés a ngi nii bi docteur Ousmane Kabane dana bokk ci jongante yooyu nga xamante ne mu ngi fas yéene am ci weerug octobre atub 2020 gi ñu nekk nii ca li bi lañ koy jeexale ak kilifa yi nga xamante ne dañoo am xaajaloo tey nag xamle nañ ni danañu organiser yàggatul ay élection bàyyi itam lépp li nga xamante ne moo di xeexoo ci biir réew ma ñaari communiqué yi nga xamante ne ñoo ñaari communiqué yu bokkul ci ñaari communiqué yu bokkul Fayez Al-Sarraj di njiital conseil présidentiel bu gouvernement d'union nationale ba ak Aguilé Saleh njiital parlement bi nga xamante ne tabb nañ ko foofee la ñu xamle ne élection yooyee du yàggati ñaan ñëpp ñi nga xamante ne ñooy jàmmarloo ci biir réew ma ñu bàyyi xeex ga maanaam ab cessez-le-feu immédiat jàmm delluwaat ca biir réew ma foofu ci bi Papa Ngagne. jërëjëf Georges Déthié Diop ci xibaar yi bitim réew yi dañuy dikk dal ci xibaar yi tàggat yaram yi Soda Thiam lañ ci fas yéene àndal ci xibaar yooyu Soda dañu koy tàmbale ak final bu Europa League mu war a dox nag ci diggante FC Séville ak Inter de Milan. comme ni nga ko waxee ñaari équipe yooyee nag bi moo dara doon sax gulet ñuy amal ab jongante ñu wax ci Inter Milan gannaaw ñaar fukki at ak ñaar ba mu mujjee yëkkati trophée Ligue Europa bi nga xamante ni daf ko gagné woon ci digganteem ak Lazio Rome ak fukki at gannaaw ba mu gagné woon Ligue des Champions ci kanamu Bayern Munich niki tey jii nag amaat na chance daal di yëkkatiwaat lu ni mel waaye nag pour loolee il faut que mu daal di jaar ci kaw FC Séville mi nga xamante ni moom moo génnee Manchester United ci wàllu demi-finale yi ci noonee sax kay tàggat Inter Milan di Antonio Conte moom nag xamle na ni que ni respecté na bu baax équipe bu FC Séville bi waaye itam insisté na ci équipe am nañu war a def ngir daal di mën a jël Ligue Europa gi niki tey ji ci aljuma ji moom Antonio Conte sax la mu xamle moo di comme nam ko waxee woon rek ragal bokkul ci vocabulaire am te warul bokk itam ci vocabulaire u joueur am yi respecté nañu équipe bu FC Séville bi waaye nag bu ñu accès ba fii maanaam di amal final bi loolu dafay wane ni que ni caaxaan indiw leen fi te nag daañu def seen kéem kattan ba niki tey ji ci ngoon ñu mën a yëkkati googule trophée ca geneen wet ga naataangoom bu Séville bi di Lopetegui moom tamit la mu xamle moom moo di Inter équipe la boo xamante ni ay joueurs yu mag ñoom ñoo fa nekk te na ni faral di jouer nag dina leen indil ay jafe-jafe niki tey ji te loolu nag xam nañ ko bu baax waaye nag moom ak ki joueur am ñoom it daañu def lépp lu ñu mën ba mën a gagné Ligue Europa gi naam sax bu fekkee ni daañu joxe lu raw lañu daan faral di joxe ci wàllum finalu Ligue des Champions gi nag arrêté préfectoral bi nga xamante ni moom moo doon ay ñu daal di sol maillot Paris Saint-Germain ca Marseille ci bésub final bi niki tey jii nag préfecture bu police bi daal na ci dellu ginnaaw dogal googee nag dafa commencé woon di yëngal dëkk ba loole tax nag niki tey jii ci aljuma ji autorités yi daal di décider teggi seen tànk ne gannaaw xiiro ngaayoo yi nga xamante ni amoon na ca Marseille gannaaw qualification Paris Saint-Germain ca finale Ligue des Champions gi ci lañ daal di génne woon arrêté préfectoral
électoral googee ngir tere ku sol maillot drapeau yore écharpe wala takk masque de protection ci couleuru champion de France googee waaye nag ak coow li ci jip moom moo tax ñu daal di ciy dellu ginnaaw waaye ci loolee nag préfet bu police bi nag ma ngay ñaax supporter yu Paris yi ñu daal di def seen kéem kattan ba daal di ànd ak dal te itam bañ a sol leen loo xamante ni day wane fa nu fare balaa leneen di leen ci fekk ba tey lu soxal final Ligue des champions gi nag comme nañ ko doon xaaree Keylor Navas daal dinay tàmbali waat di entraîné wu niki démb gannaaw ab gaañu ba nga xamante ni moom la amoon ca quart de finale ga doon dox seen diggante Atalanta Bergame gardien international costaricien boobee am na ab programme goo xamante ni moo ngi koy doxal ngir mën a bokk ci li nga xamante ni moom moo di finale Ligue des champions gi niki dimanche loolu nag moo nekkoon mbëbëtam waaye itam mbëbëtu staff médical bi te loolee nag dafa mel ni mi ngi bëgg a antu ñu addu jëmale ci wàllum Ligue 1 française gannaaw ñaari fan laata muy amala jonganteem gu njëkk ci Ligue 1 bi digganteem ak Lens Nice nag daal dinay xamle que ni am na ñaari joueur yu nekk ci effectif am yoo xam ne dañoo amee jàngoro gii di coronavirus ca geneen wet ga itam Ryan Aït-Nouri di latéral bu Angers moom it dafa daal di amee jàngoro gii di coronavirus waaye nag loolee du tee jongante gi war a dox ci diggante Angers ak Dijon niki ëllëg ñeel bëccëg bu njëkk Ligue 1 française ñu daal koy aaye ne booy xool club bi am nañ autorisation goo xamante ni daf leen di permettre ñu jouer bu fekkee ci seen équipe amul ñetti joueur yu ci amee jàngoro gi le ñu jeexalee wàllum basketball ak playoff yi ci programme niki tey ji ci aljuma ji nag Brooklyn Nets dina am Toronto Raptors Denver Nuggets di am Utah Jazz Philadelphia 76ers di jàkkaarloo ak Boston Celtics Dallas Mavericks di am Los Angeles Clippers. jërëjëf Soda Thiam ñu des ba tey ci jukkib xibaari tàggat yaram yi ak Fatouk Wade Babadi moom nag ci wàllu football daanaka taxawaay bu am solo la ci am ndax ci ati 1950 taxawal na Sénégal taxawaay bu am solo ndax mës naa joué sax ci benn club bu France ci stade bu France itam ñàkk bakkanam ni ki tey jii lañ ko fas yéene jébal boromam moom Wade Babadi ñu ñaanal ko yàlla xareel ko àjjana. RFM rajo askan wi. xibaar yi bas mi di Coronews Kumba Sañaan Fay. benn bakkan bu rot la Sénégal daal di limaat ci bés bi weesu ñu amee mbas mi te xamuñu fu ñu ko jëlee seen lim des di yëkkatiku toll ci juróom-ñaar fukk ak ñett ci communiqué bu mujj bi mbas mi des di def ay loraange ci àdduna wérngel këpp ci bilan bu mujj bi nga xamante ne OMS daal na ko fësal lu tolloog ñaari téeméer ak juróom fukk junni bakkan ñoom ñoo daal di rot ci ayu bés bi foofee ci Amérique latine Caraïbe bokk ci wante téeméer ak fukk ak ñaari junni yi ci Brésil lañu faatoo ci tàng gi di des it di yokku ca Europe foofee nga xamante ne ñi amee mbas mi saa su nekk rek lim bi day gën di yéeg rawatina ca Allemagne Espagne mbaa France donte OMS mu ngi dalal xel yi di wax ne boobu lépp mbas foofee ca continent Europe bi jaratul ñuy amal beneen confinement maanaam di tëj nit ñi ndaxte ci diggante bi gën nañoo xamee virus bi doon réew mi nga xamante ne mbas mi moom la gën a laal Université Johns Hopkins mu ngi xamal lu tollook téeméer rek juróom-ñaar fukk ak ñeenti junni ak téeméer rek juróom-ñaar fukk ak juróom benn bakkan daal dinañoo rot ci réew ma ba ñu gisee ne mbas maa nga fàkk léegi loolee tax réew Amérique dugal lu ëpp benn milliard ci ay dollars ngir rek ñu daal di xool naka la ñuy gisee benn ñàkk boo xamante ne dina tax corona bi ñu jàmmaarloog moom ñàkk boobee sax société biotechnologique bi di Moderna mu ngi ciy yëngu waaye boobu lépp ñàkk nag duñ ko defal nit ñi ci lu leen neexul ni ñuy yoree mbas mi sax des di lëmbee Amérique ndax booy xool ci présidentielle ñu dëgmal te war a am ci weeru novembre ki nga xamante ne daal nañ ko investir ci alxames gi ñu ko def di convention démocrate yi candidat Joe Biden mu ngi daal di amal ay critiques ci discours d'investiture am di wax ne jiitu réew Amérique Donald Trump dafa jàpp ne daal ab miracle moom mooy mën a tax mbas ma jeex ci réew Amérique wante dafa benn xeex bu am fula bu mën a tax virus bi jóge ci réew ma New York nag musée yu mag yi ñu ngi tàmbalee xam leen ne dinañ ubbiwaat ndànk-ndànk coronavirus bi des di wéy di def njàkkare ca Brésil foofee nga xamante ne lépp téeméeri junni bakkan daan nañoo rot ci 7 millions doomu aadama yu amee mbas yi boobu lépp crise sax indil leen ay gàllankoor ci seen wàllu koom-koom commission économique bu Amérique latine bi ak les Caraïbes moo ko xamle ci ayu bés bi foofee sax lu ñuy woowee fête traditionnelle des 15 ans nga xamante ne ci cosaanu Amérique du Sud la bokk ñu koy jagleel adolescent yi ren jile amut Chine nag virus ba nam fay doxee jamono ji ab dal am na fa ndax bilangu ñi ñàkk seen
seen bakkan ba tey dafa yees juróomi junni doomu aadama te ñi ko amee ñëpp it toll ci juróom-ñett fukk ak juróomi junni nit teewut foofee ba tey ñu ngi xool ana lan moo war a tax ba virus bi génne ci seen réew moomee. Espagne ci benn bés rek daal nañoo gis lu ëpp juróom-ñaari junni cas yu yees loolee di wane ba tey ne foofee virus bi mu nga fay yokku téeméer ak fanweer ak benn doomu aadama génn nañ àddina foofee ci Espagne ci ayu bés bi. Italie naka noonee booy xool lu ëpp juróom-ñett téeméeri ak juróom fukk nit gis nañ ne am nañu mbas mi ci lu yees ñi ko xam ne tënku ci jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram foofee ci réew ma. Savon Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeeri AAD Abdou Alima Diop Home Choice Sénégal ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. ak yéenekaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye mu ñu koy jàngal. jërë ngeen jëf coup d'état ci kaw coup d'état ba am ci réew Mali l'Observateur nee na ñu njiitu réewum Sénégal di Macky Sall dolliwaat na ca beneen coup d'état waaye coup d'état la buy jural jàmm askanu réew Mali ubbil yéenekaay bi démb bi njiiti réewi CEDEAO yi wooteem waxtaan ngir doo ca waxtaane la xew ca Mali président Macky Sall ba mu jëlee kàddu gi di wax dafa ñaan waa CEDEAO ñu xoolaat bu baax a baax embargo gi ñu bëgg a def réew Mali ndax bu ñu ko defee askan wa rek ñoo cay loru ñoo cay sonn moo waral mu ñaan waa CEDEAO bu ñuy embargo it ñu bañ caa boole li askan way soxla ngir dund lu ci mel ne denrées premières nécessités garab yi nit ñi di soxla bu ñu woppee ngir mën caa faju ak it lu ci mel ne produits pétroliers yi l'Observateur nañu loolee président Macky Sall doon sàkku dëgg la su amee dana baax lool ci askanu Mali waaye nu mu baaxee ci ñoom rek dina ko baaxee ci poorum Dakar ndax yi jóge bitim réew du dugg Mali yu ca bari maanaam lu jege 65% yi ca poorum Dakar lay jaare ndaje mi chef d'état yu CEDEAO yi doon amal démb ngir waxtaane ca la xew ca réew Mali Le Quotidien xëy na di ñu wax ni mu demee dem ca ba xamal ñu ne Mouhamadou Issoufou président bu Niger Alpha Condé président bu Guinée ak Alassane Dramane Ouattara président bu Côte d'Ivoire li ñu proposé woon moo dina CEDEAO yabal ay soldats ca Mali ngir ñu dem lijjanti ji situation ba président Macky Sall moo ci dëgg tànkam xamal leen ne àndul ci loolee Le Témoin nañu diplomatie gërëm na ko coup diplomatique bu nice le président Macky Sall def démb li ñoom Ouattara bëggoon mu di ñàkkante ko soldats yi jël nguur ga ca Mali dem ca ak ñoom ba jeex dugal leen ci tumuranke tëj frontière ya tonkal leen lottal leen embargo réew ma ci loolee le président Macky Sall wax ak ñoom convaincre leen ba xamal leen ne bu ñu ko defee saafara su jur jàngoro lay doon Soleil national xamal ñu ne waa CEDEAO li ñu sàkku ci soldats sa def coup d'état ba ca Mali moo di ñu jëlaat nguur ga delloowaat ko Ibrahima Boubacar Keïta source wa nañu xanaa loolee mooy ne soldats yi dem leen aji weer wi indil ma ne bu ñu nee ñu teg loxo nañu leen libéré bu nuppi jëlaat nguur ga delloo Ibrahima Boubacar Keïta xanaa loolee mooy bëgg guddal mbayum noor docteur Abdoul Aziz Mbodj di professeur ci wàllu droit public nañu ci l'Observateur ba CEDEAO ba léegi musuñoo tëbal ab président de la république cim réew jëlee ko fa CEDEAO fexe ba tegaat ko fa docteur Mbodj dolli ñu ci ne guddi yi ñu toll réew Mali war naa xintewoo leneen war naa yittewoo leneen lu dul naan mi ngi organiser ay élections yi démocratique Sud Quotidien nañu communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest di CEDEAO mu ngay gëdde yëkkati na fukki sanction ak ñaar di ay daan yu mu bëgg a gàll ci ndoddal soldat yi fuqati nguur ga ca Mali réew Mali ak seen tooke ji ñu dénkaane ca poorum Dakar di nitrate d'ammonium bi libération nee nañu kilifa yu poorum Dakar bi bu ñu ne marchandise ma dafa transité te du fa yàgg ñoo ngi wax lu leen neex nitrate d'ammonium ba def na ca poorum Dakar ñaar fukki fan ak juróom lu jege juróom-ñeenti junni ka coronavirus yi ñuy dégg ci Dakar bi feebar bi duggee ci réew mi ak léegi loolee moo yéem la Sénégal ba tax mu xëyee ko jàpp na ne diwaanu Dakar ak ni mu ne lëjj ci wopp si ba ci bopp ak baat doon na lu doy waar mbir meneen mu doy waar mi ngi ci xët mu njëkk Source A kërug transport gii di Dakar Dem Dikk la ñu xamal ne ay boro ko sonal ñoo ko sëkkatal ñoo ko xoj ba di ko bëgg a rey Dakar Dem Dikk amel na IPRES Dakar Dem Dikk amel na Caisse Sécurité Sociale Dakar Dem Dikk amel na IPM directeur général bu Dakar Dem Dikk di maître Moussa Diop di leeral ci yéenekaay bi ne bor yi Dakar Dem Dikk amel IPRES yàgg na fa mat na ñaar fukki at ak benn moom ba muy ñëw fa la ko fekk ba jotoon caa dugal juróomi milliards ginnaaw milliards yi magistrat yi La Tribune nee nañu yaama nekk maane la jaa ngi ne xus ci biir magistrat yi réew mi ku ci nekk ci ñoom yorok fitalam di fital sa morom juge Ousmane Kane mi démissionné ci bureau union des magistrats du Sénégal juge Yaya Amadou Dia waxal na ko lu ne weng dem sax ba di ko tuumal ak guerre Le Témoin nañu guerre bu rëy moo nar a am ci seen biir ñoom magistrat yi ndax magistrat Ousmane Kane nee na dafay defu conférence de presse tey ji ci suba gi ci Kaolack ngir leeral la xew fa coow la soqeekoo di affectation Ngor Diop ca tribunal bu Kees président union des magistrats du Sénégal di Souleymane Teliko mi ngi wax ci Les Échos ne membre yi ci biir union des magistrats du Sénégal bu ku nekk ci ñoom defoon sa wareef kon affectation Ngor Diop du jàll ñu jàll ci xët mu njëkk L'Observateur xooli fa lees xamul nees koy jàllale ca njaareem la ñu yéenekaay bi ne benn waay bu ñu naan Adama Mbaye moo fa jël aw yat sa dóor ko jabar ji ci awra ba fukki fan yi kaso fekk ko ci li indi coow li yéenekaay bi nañu moo di Adama Mbaye dafa tëdd ak jabar ji guddi soxla jabar ji laaj ko boppam jabar ji ne ko sama yaram neexul bàyyil ba suba Adama mer gis boppam génn ci biti jëlu yat ñëw dóor ko jabar ji ci awra ba jabar ji xëm l'hôpital la yeewoo
Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop Home Choice Sénégal ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye ci yéenekaay yi la woon ñu dikk nag daal ci point de vue muy gis-gis tey ñu ci waxtaanee tolluwaay ga ca Mali lan la ñu mën a xaaree ci dogal yi nga xam ni CEDEAO di kuréel gi ëmb réewi Afrique sowu jant yi ñoom ñoo ko seq loolu dinañ ci ànd ak Ali Fary Ndiaye moom xam-xamam màcc na ci wàllu relation internationale Abdoulaye Makhtar Diop député la ci assemblée nationale nekkoon itam jëwriñ ci biir réew mi ñoom la ñu fas yéene àndal ci boobu ponk waxtaan mu mel ni kon jàppandi na dañ koy tàmbalee ak kilifa gi Abdoulaye Makhtar Diop ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Barthélémy mi. ñu ngi nuyu Ali Fary Ndiaye Ali ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay ngañ. jërëjëf kon ñu tàmbalee waxtaan bi ak Abdoulaye Makhtar Diop honorable ndax mën nañu njort ne maanaam la xew Mali saafara si mën na bàyyikoo ci CEDEAO ndax loolu mën nañ ko am ci njort. waaw man maa ngi ubbee sama waxtaan. jëmale ko ci Sénégalais yi wax ci rajo yi ak télévision yi. nañu bàyyi seen xel ne doomu Sénégal yaa nga Mali fees fa del ba ñu xam seen wax fu ñu koy yemale pour bañ leen andil fitna ëllëg. dellu si nag ci laaj bi ma laaj. chef d'état yi nekk CEDEAO li ñu dogal mënula nekk rawatina bu ñu buggee ñu delloo si Ibrahima Boubacar Keïta joxaat ko lenge yi. li ñu yor ci tubaab delloo si ordre constitutionnel maanaam réew mi tëdd ni ko seen constitution bëggee. ki koy yor ñu fal ko loolu lenn la delloo Ibrahima Boubacar Keïta leneen la te dama jàpp ne soldats yi nga xam ne ñoo ko daaneel ñoom ñëpp seen xel nga ci la amoon Burkina Faso barki démb ba fa CEDEAO demee te jëndee defoon coup d'état bi ñu woo wax ba mu delloo lenge yi tey jii jëndee nga ca kaso ba ñu mu jëlee woon nekk ci leen neex kon Ibrahima Boubacar Keïta loolu mënul nekk xam nga luy wax ji. nañu fexe ñoom ñu fexe ba ña fa nekk jubóog politiciens yeeg yooyu ñu seet ci àpp bu gàtt ndegam seen fichier électoral ak conditions yi daje na ñu def élection yoo xam ne jaar na yoon ba ka fay toog bañ a def lii nga xam ne defoon nañ ko man daal loolu laa jàpp mais dañ fi wax yëpp jàpp naa ne dara taxawu ci rawatina nag naan dañuy wër ndomb Mali tëj seeni dëggaale ba dara du dugg dara du génn ñun Sénégal waruñu ànd ci loolu. dinañ ñëw sax ci loolu Ali Fary ndax mën nañu njoxt ne saafara si mën na bàyyi ko ci CEDEAO ci li xew foofu ci Mali. damay d'accord ak monsieur le ministre si position bi mu sage bi mu joxe ak aussi ni mu analyser pour kii bi position wu CEDEAO Sénégal li man mooy wane solidarité am ak CEDEAO condamné coup d'état bi ci principe waaye xool nag nan lay préserver ay intérêt parce que Sénégal ak Mali benn réew la woon. mais ndax loolu mën na ànd li nga wax ne ndax mën na. mën na ànd parce que déjà booy xool maanaam CEDEAO ba pare bëgg a xool intérêt personnel am ndax loolu mën na nekk. parce que CEDEAO du état CEDEAO organisation bu état yi nekk la ku nekk da nga ci joxe sa position te ñun aujourd'hui boo gisee ñu war a jël position boobu ñun c'est parce que position boobu d'abord mooy tax li ministre souci bi muy am enflammé sentiment anti-sénégalais bi Mali loolooy tax du am. Première chose. Deuxième chose, mooy tax ñun ñu suqali un peu suñu koom-koom parce que tey jii ci observateur gis ngeen ne le directeur de l'exploitation du port mu ne 65% importation Mali ci portu Dakar lay jaare te ci contexte Covid bi loolu dina tax ñun ñu continuer di am ay rentes et puis rafetlu kon lépp ci intérêt la war a tegu pour yow bu ma la déggee lépp dafa war a tegu ci intérêt rek intérêt parce que réew moo gis négociation yu muy def bu ko waxee ak bu ko waxul ay intérêt am lay jiital leneen li forme la ak courtoisie ak élégance diplomatique donc te ensuite Pape Ngagne bu ñu fàtte ne ñun ak Mali benn réew la woon ñenn ñi jàpp nañ ne ñaari benn peuple boo xam dafa nekk ci ñaari état suñuy devise état ñoo bokk suñuy drapeau ñoo bokk donc ñun mënuñu am position boo xam ne bi nii te lépp lu xew Mali ci suñu kaw lay njëkk a dal bu dee safaan bu dee bonheur aussi wala jàmm suñu kaw lay njëkk a dal donc te booy xool CEDEAO position yi mu jël ñenn ñi ko jël muy ñi wax ne dañuy jël la position dure muy la Côte d'Ivoire muy la Guinée muy le Tchad mais ñooñu
mosuñ leen a xam comme ay jàmbaar ci yónnee ay force ci mission de comme MINUSMA wala comme au Libéria avec l'ECOMOG wala ñeneen. Première chose. Deuxième chose, seeni problème interne tax nag loolu mënuñu ko. mënuñu ko matériellement ak militairement mënuñu ko ndax ñoom ñëpp ils sont ay soucis internes la ñu am. donc position équilibriste bi Sénégal jël. mooy approche bi nga xam ne bi nii da ngay créer corridor. avec le Mali discuter directement nag ak la junte pour ñu trouver une transition rapide autour d'une personnalité boo xam ne ñëpp naw nañ ko. ba pare ñu def benn gouvernement boo xam ne mooy gérer les affaires courantes parce que problème mu Mali bi problème mu gouvernance la. mais défi yi urgence yi ñu war a régler mooy les défis sécuritaires. D'accord. parce que li des ci état Mali bu suruxee. bu daanoo conséquence yi sera incalculable pour ñëpp waaye ci ñun lay gën a bañ. d'accord mënuma xalaat ay. d'accord Ali nga baal ma rek ci noonu ma daggee dama bëgg a dem fekki kilifa gi Abdoulaye Makhtar Diop bëgg a xam ni ko CEDEAO bëggee ak ni nga xam ni noonu la ko junte bi itam bëggee ndax yaakaaruloo ni mën na am xëccoo buy indi boo xam ni mën na indi maanaam taxaw boo xam ni pexe du am ndax loolu bu amee lan la mën a jur. waaw dina am xëccoo ndax li CEDEAO bëgg mënul nekk ci Mali su fekkee dañuy doxal suñu xel. exemple Burkina bi nga ci joxe lu leer la ak Jandere. xam nga lenn kooku lu leer a leer la. loolu moom exemple bu leer la. bi ci des mooy CEDEAO suñu amee seen protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie wax ne dañuy sàmm ci biir réew yi doxalin boo xam ne dafay sell ba nga xam ne day jaar yoon ba nga xam ne ku ñu tànn yow ak di ngay doxale ñoom ñoo war a seet bu ñu jógee ci lii naka la ñu mënoo saytoo ni président di yore seen dëkk parce que ñoom CEDEAO mënuñu nekk ay chef d'état di gësanti guddeeg bëccëg ku nekk def loolu neex ñu lay seetaan ba dëkk bi tàkk parce que élection ñuy génn muy élection député ca Mali képp koo xam ne ñu mel ni ñoom monsieur Ndiaye bi dañ ko suivre ñu xam nañ ne élection yi jaarul yoon kon xam nga ban délégation lañu fa yónnee wante man de su ma sañoon président Macky Sall du ci dem bu mu ci dem ndax ni ko monsieur Ndiaye waxee ci ñun ñu jàppe ko mooy lii Sénégal du Niger lii Sénégal du Guinée du Côte d'Ivoire itam lii Sénégal du Côte d'Ivoire yi tamit tout à fait ba ci des mooy gouvernement boo ko bëggee delloo mais day fekk ñoom seen bopp seen charte réew ma taxaw mais comme kañ fa jëlee tiit na wala tiital nañu ko ba mu ne tas na gouvernement bi tas assemblée bi su fekkoon ne sax tasul assemblée puriste yi ñi nga xam ne dañu naan ñu bëgg droit ñi nga xam ne dañu wax ne ñuy jubal mais moom moo tas assemblée bi bàyyi su fekkoon ne dafa doon parti bàyyi assemblée bi sax nga mën a wax ne kon assemblée tasul su fekkee ne seen constitution may na ko ne président assemblée remplacé ko loolu amatul soldat yaa fa toog man daal xam nga li ma xam ne mooy lu wér a wér te incha allah loolu mooy am suñu bëggee jàmm am nañu waxtaan ak ñooñu fa toog seet ci diggante boo xam ne yëpp mën nañu préparer kayit yëpp dem def seen voté tànn président réew moomu nekk ci jàmm li monsieur Ndiaye wax tamit fëri man d'accord naa ci wàllu bu ñu wër ndomba Mali ba fatt leen. d'accord mooy embargo daal bu ñu ko def Mali. mais yow sax boo seetloo. ci histoire ci diggante li fi xew yëpp. dafay mel ni sax guleet ci biir sax CEDEAO jël mesure bu mel nii. man fàttaliku ma fu ñu jël mesure bu mel nii. fàttaliku ko ma ko de. te man damay topp li xew ci Afrique ak feneen. tout à fait. bii mu ngi koy door a jël. d'accord et puis bi ci gën a garaaw sax wax moom yow egguloo ci sànq man egguma ci ñu naan dañuy préparer yóbbu ay soldats foofu. Mali du Gambie de li xewoon Gambie du Mali de. boobu njuumte buñ ko def. waaw d'accord dinaa ñëwaat ci yow Ali Fary bëgg-bëggu CEDEAO dafa mel ni dafa bokk ak bëgg-bëggu France ndax dafa mel ni France seen yéene mooy nañu gaaw ci delloo li nga xam ni moom mooy état bi ñu tegaat ko ci loxo civil yi ci nu mu gën gaawee. waaw parce que xam nga Mali comme ni ma ko waxee léegi ci France yi dafa nekk un jeu ak des enjeux. parce que France ci enjeux yi dafa am importance boo xam ne nii daf ko ciy jouer. déjà gis nga la zone nord bi nga xam ne bi nii la coordination des mouvements de l'Azawad ñoo koy contrôler ñooñu ak le fait que
France di exploiter un peu li nga xam ne li nii avec la société Areva muy exploiter li nga xam ne mooy uranium bi ak or bi nga xam ne Mali am na ko dans le nord loolu dafa tax yenn intérêt ak yeneen possibilité retrouver pétrole dans cette vaste territoire moo tax France position bi mu jël mooy position bi nga xam ne bi nii moom la mën a jël. mooy position ay intérêt daal. au-delà de la France. Algérie aussi gis nga moo tax ma ni dafa am ay enjeux yu bari ci dugg. te am na sax ñuy njort Russie parce que am na ñenn ñoo xam ne booy xool temps Modibo Keïta Mali dafa amoon ay relations yu profond ak Russie. te ñenn ci gars yi am na ñoo xam ne nee nañu barki dem luñ jógee Russie donc c'est quelque chose boo xam ne dafa complexe moo tax solution bi mooy ñu am de manière rapide benn instance de gouvernement boo xam ne symbole yi nga xam ne ñoo nekk Mali muy M5 bi muy ñi nga xam ne ñi nii ñooy nekk les autres mouvements séparatistes ñi nga xam ne ñi nii société civile lañu ñu gis ci seen bopp d'abord parce que comme ni ko le ministre waxee buñ doon dem élection sax man jot naa ne instance boobu li mu war a njëkk a organiser mooy élection législative nga xam ne bi nii dinañ am une assemblée représentative du peuple après door cee teg leneen mais comme loolu dafay jël temps te aujourd'hui urgence problème sécurité ñi ngi posé wu xale yi ñu ngi piller les banques pour bañ état Mali daanu il faut très rapidement ñu trouver un instance boo xam ne mooy déterminer ak di conduire les affaires courantes loolu buñ ko defee mën na leen a yóbbu sax un petit schéma wu régime parlementaire nga xam ne même par extraordinaire s'il y a un président ce sera juste un président à titre cérémonial day présider rek waaye du gouverner. d'accord Ali Fary ma gërëm la ma jox kàddu gi Abdoulaye Makhtar Diop ñu jeexale foofu am na lu mu junj wax na ni Mali du Gambie te ku ne xam na ni ngànnaay bi CEDEAO am mooy song am maanaam loolu rek la am amul leneen bu fekkente ne nanguwuñ ko déggal bu songee da nga bëgg a jàpp ni mën na doy waar kon ci diggante Mali ak CEDEAO. waaw xam nga loolu dama ne xel sax waru koo xalaat ndax li Fary Ndiaye wax léegi nii xam nga dëkk boobu fu nekk lay tàkke bor bu nekk lay tàkke yaa ngi am diggante boro yi bambara yi dogon yi ñu ngi leen di seen biir muy benn nga am jihadiste yi seen wàllu bëj gànnaar muy nord bi dem ba frontière Algérie foofu yëpp amul kenn koo contrôlé genn wàllu territoire malien bi nekkul ci ay loxo du dëgg waaw léegi yow CEDEAO bu ne dañuy yóbbu foofu armée pour xeexal ñooñu du nekk di beneen musiba te wóorul leen ne ñoom ñoo mën a armée CEDEAO wóorul ne moom mën armée boobu xam nga lu xew loolu lañ ko teg fële def li nga xam ne lii moom lañu ubbee waxtaan bi nañu fexe waxtaan ak ña fa nekk président de la république Macky Sall ñun ñu ngi koy wax ne fi mu teg tànkam ne nañu fexe ba maliens yi lu ñu soxla ci dund ci garab ak luy joxul seen dëkk mu jaar ci Sénégal na fa dem ñu am seen njëriñ ñu am suñu njëriñ te moom ci boppam na li Sénégal du Niger du Côte d'Ivoire du Guinée na bu ñu yónnee nañu yónnee koo xam ne dina wax ak moom ñu dalal xelu soldaar yooyu ci bu ñu génne ci dara du leen ci fekk tamit bu ñu war a mais dogal boobu dara du ko ci fekk moom itam ak CEDEAO moom président mais dara du ko ci fekk parce que waa CEDEAO ni la ko Ali Fary Ndiaye ku nekk sa bopp sa bu mbootaay rek wante kenn ku nekk loolu sa loo am yóbbu sa waxande bopp d'accord képp ba fu ñuy mujjee Sénégal dama la wax ne dëgg la am nañu Mali am na frontière ak Côte d'Ivoire ak ñooñu ñëpp wante li ëpp seeni mbir ci Sénégal lu wéeru kon daal président Macky Sall am na ci taxawaayu boppam boo xam ne war na koo taxaw. jërëjëf Ali Fary Ndiaye jërëjëf Abdoulaye Makhtar Diop waxtaan bi aju woon tey ci taxawaay bi CEDEAO bëgg a taxaw foofu ca Mali nag lañ ko jàngatee ci lañ doon ànd ak ñoom di leen gërëm bu baax mu nekkoon xibaar yi digg njolloor gi ak rajo Futurs Médias Aliou Ba moo nekkoon ci technique bi ci réalisation bi Mouhamed Ali Mouba tam lañ ci àndaloon ci waxukaay bi Pape Ngagne Ndiaye ñu leen di jox daje ci beneen jotaay xibaar bu ci àllandee jërë ngeen jëf. Choisir votre gamme de soins corporels, c'est très facile. Les laboratoires Alphée Paris ont conçu pour la beauté de la femme noire et métissée une gamme variée de produits aux extraits de plantes naturelles. Opalia, c'est